waaw gis nga mais mënu ma tiital ndax maax moom ñoo bokk fu ñu rootee donc jigéen ñooñu xale yi jigéen ñoo doon porter plainte gis naa sax ñu bëri duggoon si yéen ñu duggoon di ko ñaawlu ne seen parti fu mu toll nii leen ay porter plainte ak yu mel noonu ba ca des ma bëgg xam la fu mujjee ba ca des mooy aujourd'hui Oumar Sarr ak ñamu àndaloon génn ñu créé nañu parti politique maa ngi gis ñu bëri di wax naan parti politique boobu parti contribution lay nekk parti de débauchage et cetera sa jàngat fës na ba ca des. 3 questions. waaw jeexal naa buuba. mooy pourtant sa question laay wax yaa ko fi wax sànq. Karim Wade seen xawma candidat la seen président seen. président Karim Wade waaw président Karim. waaw yow kañ nga mujj a dégganteeg moom mi ngi waajal takk na bagage yi. waaw wala déet léegi yooyu yëpp laa dëxëñu loolu nag. voilà mu nekk dernier commentaire. waaw politique jeex. waaw dinaa ci sawar nag Aïssatou pour tontu la ci yi nga wax yëpp. première bi mooy rapportu IGE yi. rapport yi xam nga du lu bees nag Aïssatou. 2015 2016 2017 2018 2019 yooyu yëpp. chaque jour waaw rapport yi dina ñëw. waaye xam nga bu fekkente ne. ki nga xamante ne mooy am volonté manifestam ak désiram pour réaliser li mu bëgg moo la naan dossier yi gën a diis maaj teg sama conc Macky Sall dafa diis de yaa ko wax waaw bu ci tegee ay dossier du ko lijjanti benn dossier rek moo ko ñoroon mu bugg koo toppatoo c'était le dossier de Karim Wade ñu ci des yëpp ñor ñu bu boobu jàllee gisuma beneen boo xamante ne ñor na ko ndax lii nii yàgg nañ ko fee wax rapport IGE génnu tey xëy na nag kilifa ci réew li ñuy yaakaar ci yow mooy bu fekkente ne da nga jël organe état bu toll ni IGE di leen liggéeyloo ñu nekk ay nit yoo xamante ne dañuy liggéey année bi ba année bi jeex nga di leen fay ca ngeen gi am ngeen gi payen yi suñu liggéeyee ba pare buñ la ko joxee saytu bi waaw da nga ko war a exécuter li ci jub nga woo seen borom ni leen félicitation ñi ci dëngale nga leen mën na bu dee ñu war a mën a jéggal te bañ leen a weer lañ nga jéggal leen te bañ leen a weer bu fekkente ne ñoo xam ne yoon daf cee war a teg loxoom lañ nga jox leen yoon mu teg ci loxoom te bu ci teg sa conc parce que réew teg conco yoru ko donc loolu rek la ñuy xaar ci moom que mu exécuter le rapport de l'IGE. d'accord ci waa PDS waaw donc PDS aussi wax nga ci coow bu am ci parti démocratique sénégalais coow ay xale duñu ay xale parce que xale ay responsable lañ xam nga ñun parti bi dafa nekk parti bu rajeuni donc toutefois da ngay gis que ni guerre de positionnement du ñàkk ci benn parti ñii xëy na dañuy jàpp ni war nañu nekk léegi benn ajaratu Awa Diop laa ko mën a wax fekk na commencé guñu ñii jàpp ni xëy na bu ñu nekkee gën a jege kilifa gi di ko gën di mën a nettali yenn yi pour xëy na mu di leen gëm moom mooy tax ñu avancer percer ñooñu noonu la ñuy doxalee seen mbir mais yooyu yëpp du ci benn ma jàpp naa ni ay xale bu ñuy politique ay satu bopp yi parfois day tàng dëgg la donc man xëy na ñooñu génn ñëpp wax xëy na man génnuma sax def di communiquer mais jàpp naa ni en politique aussi c'est ça l'importance mooy barque bi mooy suñu bateau bi kenn ne quittewu ko ci ñoom dañu xaw a am ay problème ay jafe-jafe ay xale lañ. mais c'est réglé après on va les appeler plainte c'est réglé. waaye je pense que peut-être les plaintes suivent leur cours. xam nga affaire enquête tamit am na nu ñu ciy tudd. nous avons une police très avancée. du jékki-jékki rek ni yamale naa ko foofu. surtout li nga xamante ni tey moo jëm ci. waxu affaire cybercriminalité donc enquête buy sori lay doon. waaw mais jàpp naa ni. mën nañ faa bañ a yegg. surtout yéen jigéen ñi sax waaw waaye comme yegg nañ fa itam li ñu mënoon wax rek mooy que ay xale lañ ñoom ñëpp seen avenir politique des na nañu dem xeex ci seen base liggéey moo ëpp solo pour percer politiquement d'accord te ñu teer wax parce que parti bi nag loolu musu cee am
waaw porte plainte moom 74 ba nëgë ni borom parti bi loolu moom. loolu mësu fee am. guleet nit ñi mag ñi ñu mag. oo nañu ne lii xamuñu ko. mësu fi am. mais nag xam nga jamono tamit dafay dox. léegi nag bu jamono doxee ba ñu toll ci portante plainte borom parti bi moom mi ngi confinement. moom ñëpp la ñuy yàpp nag ba mu des nag ñu mbay saak maa sàmba nag. moom bu yeewoo rek. bu fëggatoo ñëpp ku ne toog place am raay ju léegi ñoom saa ñu créé seen parti nag loolu lu rafet la lu nice la lu cool la lu fine la wala wala. dafa neex. ñu yéen nañu soxla. acca attends rek. man damay wax rek loo xamante ne dama bëgg Sénégal yëpp dégg man ma sañoon PDS kenn du dem ndax parti bu ma bëgg la maak choisir sa bopp kenn indiwu ma fa mais ne ñëpp xam Ablaye Wade la affaire bi Ablaye Wade kese la du keneen moo yor bës bi waaw affaire bi li tax nit ñi ñu leen di topp Abdoulaye Wade la kon ñee nag kon dem dama lay tontu rek bul miime bul ruube bul def dara bul organiser. may ma tontu jël sama temps Ablaye Wade day mbir mi dama ne ku ci ne lala Ablaye Wade def su ma ko defoon ma def la raw la nga def dëgg la ku ci ne lala Ablaye Wade jox su ma ko joxoon ma def lu raw la nga def kii moo baax kii moo jël ay nit yu dul jeex jox leen ay cër xar nag day weesu mbote comme yow màgg nga ba jël sa place ba seet ni war ngaa mën a dem créer sa yëf dox ca nun fii nu toogoon jógunu fi le parti reste intact nit ñaa ngi toog fas yéenee liggéey xaar ki nga tudd tuuti xaw na soof tuuti nag xam nga soof ak saf moom maa fi toog man nii maa fi toog waaw man waa dama ni maa fi xam nga parti bi xam nga fragiliser ko kenn bëgg ko damaa njëkkee wax ne man lii ñuy wax tey ba mu yëg si fii dox naa ci tànki jàmm ay nit naan Maam Jaara omariste la fekk doo omariste kanamiste nga wala fekk jàmm rek nga bëgg man bi may ñëw ci parti bi Omar Sarr indiwu ma fi buy dem fi la may bàyyi bi may ñëw parti démocratique sénégalais Omar Sarr indiwu ma fi buy dem fi la may bàyyi mais quand même bëggoon naa ci rafetal mu toog président Amadou Sall ku ne xam na ni avocat Karim Meïssa Wade la yàgg ak moom ñii li ñu seq ak Ablaye Wade ak président Babacar Gaye man sequma ko ak Ablaye Wade donc man jàpp naa ni jamono bii ma mën a toogee man ñoom war nañ koo mën a toogee mais bu ñu demee nag bu ñu demee ñoom loolu ñoom la rek. waaw Karim Wade ñu dem nee nañu. man maa ngi toog après man Karim mënu maa yóbbu jox nga ko ñaar. waaw noppi naa jox nga ko ñaar. man Karim mënu maa yóbbu jox nga ko ñaar. xam nga lu tax man Karim mënu maa yóbbu. Karim daa fekk ma bëgg parti bëggal ko sama bopp toog ci parti. ñu congrès ko. mu gañe ci kay kanamu nawlem amoon ay candidat mu gañe leen congrès. ñu def ko sunu candidat. ñu xeex ko bokkul élection. ñu maintenir ko ni mooy sunu candidat. sañ nañ ko xanaa ñun dañ ni jusqu'à l'inspection du soleil Karim ay sunu candidat. voilà kon Karim mooy seen candidat li kay leer na. Makumba yéen yow kay bu ci am ki xoolal borom biir buy dem buy ngutu boo koy gunge bu dawul bul daw yow Karim ñëwalu la man lay ñëwal. may sàngo Karim mii man lay ñëwal bu ma ko mënee xaar nga man koo xaar. yow kañ nga gëj a dégg Karim yow allo Karim. Aïssatou jox nga ko ñaar mais moom mooy tooñ nag waaw mais jox nga ko ñaar yooyu Pape attel xeex yooyu da koy cokkaas yooyu da koy Karim cokkaas bu ma ko déggul tey allo Karim dégguma ko suba dégguma ko daaw moom Karim la faral mooy dégguma ko candidat daaw jéeg waaw mooy sama candidat. Karim envoyé na message boobu bañ maa woo. envoyé wala message ci WhatsApp amul problème. honorable parti bi day toog di xaar Karim Wade ba kañ. bu soobee yàlla ak yonent bi. ba fekk muy ñëw rek. est-ce que jotul quand même ngeen noppal Ablaye Wade ñi war a taxaw. dañ koo sonal am taxawaay bi ñu war a am dañ koo sonal. mais ñun ñëpp xam nañ ni que. dañoo sonal Ablaye Wade. waa bàyyi ma ñëw ci sama fond pensée. waaw aujourd'hui ñun ñëpp xam nañ ni qu'on le veuille ou pas parti démocratique sénégalais ku fa mën a nekk tu es là-bas que de nom.
on est désolé de le dire mais lépp Abdoulaye Wade la te moom aujourd'hui waaw man la bu baax dama ni moom aujourd'hui garaaw lay wax aujourd'hui fi nga xamante ne fa la toog moom Abdoulaye Wade man jàpp naa ni jotoon na xëj na ñu gën ko noppal c'est-à-dire ku nekk am taxawaay bi nga war a am muy Karim Wade muy Massamba muy Mame Diarra Fam muy keneen ak keneen ku nekk am taxawaay bi nga war a am ba nga xam ne moom aujourd'hui xëj na sax mënoon na toog France rek di leen woo di leen conseil wala yeneen mais dañu gis ne même front yi pour mu am taxawaay bi mu war a am il faut que Abdoulaye Wade soit là qu'on le dise ou pas parti bi moom moo fi nekk moom Abdoulaye Wade mais c'est ça ce que j'ai dit ma fille loolu laa wax mais moo tax ma ne ndax da ngeen ku ko bëgg a langal ba waaw non ñun langaluñ ko c'est que moom la du keneen maanaam kii bu fekkoonte ne dama ko mën a tuddee neneen dama naan c'est le dieu de la politique. kan noonu. Ablaye Wade. moom moo mën a politique ba soo ko bëggee dootoo ko mën a bàyyi. damaa wax ni bërki démb ne Ablaye Wade dafa wax ni PDS moom dafa nekk parti boo xamante ne boo ko xamee foo dem doo ko mën a nekk fii rek day mën a nekk. moo ko wax. sàq fan ma dem borom jam-jam yi ci raamaan moom la ñuy xaar non Coro dogguma la loolu nga baal ma sama maam lox na ko mais tew ko fenn Macky Sall fa mu dem nekk na fa te PDS la jógee loolu mu ndax xoolal bu tëddee pale sax yàlla xam na ni day gént PDS waaw loolu sa xalaat fii ku génn PDS gént loolu sa xalaat rek fii ku génn PDS rek gént bu tëddee pale Macky boo ko waxee daan la man nous sommes des frères waaye nous sommes des frères d'accord non dama doon laaj ba xam est-ce que yéen gouvernement d'union nationale bi ñuy lam-lamee xel xalaat na PDS bokk ci am ci ministre loolu moom xam nga c'est un républicain c'est un démocrate paakale itam kenn du ko jiitu ci mbaram déedéet duma ko waxal lu mu waxul waaye bir na ma ni ku dugg ci gouvernement Ablaye Senghor dugg ci gouvernement Diouf ñu jël sa doom tëj ko ñetti at génne ko exilé ko nga taxaw ci Masalikul Jinaan jàpp ci loxo koo ko yëkkati buñ la nee ñeme mën naa dugg ci gouvernement Sénégal jaral na xanaa tontu naa la jox nga ko ñaar ay satu très pertinent te nee nga ma tëj Dakar mais loo billaay musuma dégg ni ngay laajee li nga laaj daa mata laaj yow ko la wax nga dem kon yow li nga bëgg a wax loolu la man waxu laajuma man femme moom lim ma laaj ci laa ko tontu laajuma de newul man dani ma du jox nga ko ñaar te bëgg ma tëj lay jaar sa mama laaj la parce que am na ñoo xam dañu naan mutisme noppite PDS kii waa PDS ak IDI c'est un deal pour que après APR famille libérale jëlaat pouvoir est-ce que loolu dëgg la ak ban commentaire nga ci def nous sommes tous des libéraux daal waaye man waxuma la ne la man waxuma la ne la mutisme IDI wala mutisme parce que xam nga IDI dafa am yoon PDS am yoon fii ku si nekk ak sa parti APR am yoonam mais boo demee au chapeau Ablaye Wade day seen bàyyi ñoom ñëpp ci branche Ablaye Wade lañ génne mën na nekk dil xam nga waxuma dégg xam nga dil man sax boo mu waxee la signification exacte de dil man ma wax lan la parce que xam nga dañu tàmm rek di ut ay expression yoo xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañuy kawalaaliser suñu tubaab sax duñu ko utiliser ñun ñi kawalaaliser nga xamante ne danoo kaw-kawe ba boo nu seetloo boole ñu ci kaw-kaw yi déggoo daal maanaam déggoo daal maanaam dama ne da ngeen di utiliser expression yoo xamante ne ñun ñi ngeen teg kaw-kaw te li ngeen di wax ñu gën leen koo dégg ñoo leen gën a vrai comprendre le vrai sens du mot il faut pas l'utiliser moi je pense que y a pas de deal xam nga deal moom da nga koy laaj ki ko wax ak ña koy wax dama ne ak ña ko wax yow ban commentaire nga ci def ban commentaire nga ci def léegi dil mais xam naa ni man yàlla mi ñu xam tiim xam na ni man nanguwuma moo boobu bugguma ko parce que gisuma foo ko mën a qualifier mais xam naa ni daal ay nit bu ñuy ànd di politique italiens yi léeg-léeg ñu ne mai dire mai jamais dire jamais politique du bër du jël congé du ëmb day xëy aussi waaye jàpp naa ni jamono fii ma toll nii luy waxtaan di defar Sénégal Ablaye Wade ca la mës a ne ca la ne tey ca lay ne suba ca lay ne bu gannaaw ëllëgee nga tegal li ma tontu kii kay xanaa doy nay tontu nga tëj doomam ñetti at
exilé ko ah tere ko mu atterrir ci aéroport bii nga xam ni moo ko tabax nga ni ko duma la may autorisation doo fi atterrir ku ko def du Macky Sall mu génn Masaalikul Jinaan jàpp ci sa loxo yëkkati dawal otoom fekk la pale seet si la bu ma wax gouvernement d'union nationale waxal loolu rek looloo gën a gàtt. Pape ñëwal. dernière question bi mooy sa gox